Midi Culture. coowul institut Sainte Jeanne d'Arc bu Dakar daal di judduwaat sabab li moo di kon dañoo wax ni ay xale yu jigéen ña fay jànge bu ci kenn muuru Sawru Sène nekk secrétaire général u SAEMS ne loolee nekkul dëgg te it nekkul yoon te kon nguur gi ci boppam moo ci war a daal di sàkk pexe xam ne ni kon bépp école bu ñu fiy samp faw ñu wàccook sunu caada leneen loo xam si coow juddu na ca moo di mbirum fraude fiscale taxit rédaction King FM waxtaan ceek économiste bile di Mounirou Ndiaye poids bi nu wax ni moom la camion yi war a jël moo metti lool kon union des routiers du Sénégal section ba nekk kon ca Ziguinchor ba tax ñu ko doon naqarlu ka leen jiite ay kàddoom di ngeen ko dégg ci biir Midi Culture reportage bi tey ñuy waxtaane nawet bee kon ak nappkat yi daanaka li ñuy dem di utali géej ci bariwul loole tamit tax ba jën kenn mënu koo teg bët ci biir marché bi li mbokk yàq leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon lël nekk loo xam ne bu ca gune yi duggee ba génn daanaka góor dëgg la ñuy doon Xaadim Seen ñu gën koo xam ci Billy bokk ci série Pod et Marichou moom di waajal événement bu mu duppee kon à l'époque coloniale Mariam Diop itam nekk ab woykatu réew Sénégal nekk fële ci l'Amérique des États-Unis moom it dinañ waxtaane ay mbiram ci bile jotaayu xibaar nataal bi gan gi ak li ci yéene kaay ñu xëyandoo mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoog Dior Mbodj ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mboolem auditeur ak internet yu King FM. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi ak coow li judduwaat ca institut Jeanne d'Arc bu Dakar. moo tax sax Sawru Sène nekk secrétaire général bu SAEMS moom nee na loolee bu ñu ko seetaanee rek dina mujjee ëpp yoxo ba tax muy sàkk ci gouvernement bi mu daal di ci indi ay saafara ca na mu gën a gaawee ñu déglu ko jokkoo bi mu jokkoo Umu Hakimu aj ci institut Jeanne d'Arc bu Ndakaaru judduwaat na gannaaw ba ñu fay tere élèves yi ñu muuru Sawru Sène di ko ñaawlu. école Jeanne d'Arc man rafetlu ma ko dama yaakaar ni rek bu dee am na ay citoyens sénégalais yu gis ni am na benn institut bu mën a jàngal seeni doom mais war nañ jël matuwaay yëpp pour ñu respecter seeni àq ak seeni yelleef. secrétaire SAES yokk ci ne école bi dafa war a sàmmonte ak li ñu fi samp. li tax ma wax loolu moom mais Sénégal dafa am une école laïque démocratique et populaire à partir de ce moment képp koo xam ne da nga fa bëgg a installer école mais da nga war a xool législation sénégalaise loi wu Sénégal nan la tëralee doxalin ci mbiru njàngale parce que nag il n'est pas dit que c'est une école française que loi française moo ciy dox parce que ñun dañ nekk dans un pays à 90 ou plus même % de musulmans à partir de ce moment dafa jàppal ni école bi moo war a adopté wu à nos valeurs. ba tax mu jàppane nguur gi moom moo ci war a àddu. État wu Sénégal moo war a jël ses responsabilités woon Sainte Jeanne d'Arc c'est à cette école de s'adapter à nos préoccupations et à nos valeurs culturelles et non le contraire. loolu dama yaakaar ni État wu Sénégal war na jël fulaam ak faydaam wane ni fii Sénégal la suñu loi et règlement yi nii la. bi nekk ñaareelu yoon institut Sainte Jeanne d'Arc di fa yëkkati coow ndax muuraay ba ñu fay tere naam sax ministre de l'éducation waxoon ne dina ci ut ay pexe waane ba fii dara sottiwul. di ko jaajëfal bu baax a baax Umu Hakimu ci leneen loo xam si itam coow juddu na fii ci réewum Sénégal moo di mbirum fraude fiscale. moo tax sax ba nga xam ni yenn manquement yi nga xam ni gouvernement bi dina ko faral di am foofee rek lay jaarale koppar gi ngir mën koo mottali waaye ñenn nag dañoo taamoo jël seenu koppar yóbbu bitim réew ngir bañ a fay li nga xam ni moom moo di ay lempo moo tax Mounirou Ndiaye nekk ab économiste daal dina indi ay leeral ci mbir mu ni mel lan moo rek wutale li nga xam ni moom moo di terme yooyu ñu déglu ko. ci wàllum économie impôt di ci lu am solo ngir yorinu réew mu am ñu koy njuuj njaaj ngir teggi ko ci ay anam yu wuute évasion fiscale fraude fiscale wala blanchiment de fraude fiscale lépp di ay xeetu càcc suñu sukkandikoo ci Mounirou Ndiaye di ab économiste. évasion fiscale moom mooy bu fekkente ne bii ki nga xam ne moo war a fay impôt fexe ne ba la muy fay ci impôt du bari wala sax du ko fayate dañ koy différencier ak fraude fiscale parce que fraude fiscale boo xoolee Sénégal sax moo bari fii ñi nga xamante ne bii ñi ngi liggéey seen chiffre d'affaires nekk ay milliards ñu dem déclarer ne àggul foofu fexe boobu la ñuy fay ci impôt du bari. am na aussi lu ñuy wax blanchiment de fraude fiscale mooy nit ki jël na benn xaalis boo xam ne waroon na ci fay impôt mu génnee ko réewam denc ko ci benn banque ba pare daal di lépp foofa xaalis bu toll noonu mu leer ko ne bu banque bi dee tiire ca xaalis ba yi dina fay borom mu indiwaat bor boobu na ne moom da koo indi pour investir. paradis fiscaux suñu koy wax mooy dëkk yi ñuy taamu di rawale koppar ngir bañ a fay impôt comme yi Mounirou lim. dëkk bi ci njëkk mooy Suisse parce que boo xoolee Suisse dëkk la boo xam ne daanaka mosuñu bokk sax ci ay guerre dëkk la bu stable boo xam ne ku fa
fa yóbbu sa xaalis am na benn affaire bu fa nekk mun na wala secret bancaire mën na la ko sàmmal ba nga xam ne maanaam doo ci fay impôt bu bari. beneen dëkk bi aussi Luxembourg dëkk la boo xamante ne bi vraiment ay milliards de dollars la fa nit ñi di jëmale at mu jot di ko fa làq comme ni ko Suisse mele. am na yeneen dëkk yu mel ne Hong Kong Îles Caïmans dëkk yooyu yëpp dëkk la yoo xamante ne bi fiscalité bi da lay permettre boo fa yóbboo sa xaalis vraiment doo fay impôt yu bari. évasion fiscale fraude fiscale wala blanchiment de fraude fiscale njeexital yii la mën a am ci dëkk. nguur gi dañ koy nasaxal parce que boo xoolee impôt ci la nguur di dundee am na ay recettes extra fiscales ay recettes yoo xam ne c'est des recettes non fiscales mais impôt moo ëpp ci li nguur di encaissé moo tax dëkk yu bëri tey jii seen finance publique ñu ngi ko orienté ci optimisation des recettes fiscales. nguur gi tàmbalee jël ay ndogal yu yees ngir gën a ñoŋal recette fiscale bu Sénégal ñu mën cee nemmeeku ñenn ci état bi ñu wàññi seeni tarif téléphonique ak yeneen i ndogal yi ci war a topp. jaajëf Ndeye Mati Dieng ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benn simili. King FM, première radio digitale du Sénégal. règlement numéro 14 2005 bu UEMOA mu mel ni neexut benn yoon dawalkat yi camions yi te ñu fare fële ca Ziguinchor. ñoom sax nee na loolee arrangé wu leen benn yoon ba tax bu ñu sañoon daal ñu defal leen facturation directe loolu daal moo leen gënal moo tax Ousmane Thiam nekk secrétaire général section régionale bu Union des routiers bu Sénégal ca Ziguinchor daal dina dégg ay kàddu Angel Seck ñu teewlu ko. léegi lu ñu gën di jaaxal ñun si système si charge bu ñuy wax pesage à l'acier acier bii dañu naan acier bi pesé nga ko bii ëppul bu si digg moo ëpp bu si kanam ëppul bu topp si pono bu si kanam moo ëpp mais loolu suñ ko leeralul askan bi mooy oto bu buy daw marchandise bi du toog benn place day bouger bu bouger nag nekk si kanam marchandise bu demee si kanam rek acier avant bi par force boo yéegee day nekk en système si charge or que poids normal nga yëpp donc système boobu du lu gën solution bi mooy oto bi na yéeg direct ñu poser poids net poids total oto bi bu dee ëpp na ñu fayeeku ko ba pare délesté ko dugal ko ci entrepôt parce que bagage yi jàmbur la entrepôt amul délesté amul ñoom ñu bëgg a appliquer règle bi bu dee surcharge amul da nga war a dem waroo fay 2000 et puis bu surcharge amul aussi da ngay fay 2000 francs ñu ne les frais d'entretien du pont 2000 francs pour les frais d'entretien du pont mais ces ponts là c'est pas les transporteurs qui l'ont demandé. mi ngi noonu kon yegsi nañu tey ci reportage bi ñuy waxtaane nawet beek nappkat yi. nappkat yu ci bari dañuy wéer seeni gaal ba nawet bi jàll moo tax nag daanaka jën du bari mu nekk loo xam ni day feeñ ci li nga xam ne moo di soxna yi dem marché ba tax na daal suñu naataango Aminata Ba doxantu woon na ba yenn tefes ci Ndakaar ñu teelu reportage. ay gaal yu rangaloo ci tefes gi salte bu ne xus ca wet ga ay nit yu dajaloo di waxtaan ñu ngi fii ci village nappkat yi ca Yoff ci jamonoy nawet bi nappkat yu bëri duñu jël ay risque di wuti jën maam bi xam jóg tey géej gi moo neexu dafa am tuuti sàmbara mooy géej gi tey dafa am tàng quoi dafa am tàng tey neexu dafa ngelaw tey ji nii géej gi mel ni kenoo gaa gis di si dugg ndax óoróom risque la fi mu nekk nii ndax si nawet la nekk lay boo yeewoo gis asamaan si amay xiin da booba asamaan si am xaw a jaxasoo da nga toog beneen yoon yenn saay ñu am ay jën yenn saay duñ ko am ci bu ñu sukkandikoo ci nappkat yi saa ñu dem jàpp saa ñu dem duñ jàpp nawet moom noonu lay demee quoi saa ma ngaa dem jën am saa ni jën du am na saa moom da ngay dem doo jàpp dara ni nga demee noonu ngay ñibbisee Kumba Ba di jaaykatu jën ñu dajee ak moom ci tefes gi mu ngi dëggal ne jën dafa jafe am ci jamono yu ñu toll jën amul fenn la amul jën doon lu yokku ci jamonoy nawet gi nappkat yi ñu fekk fii ñu ngi woo mairie bu Yoff ngir mu dimbali leen ndax dañoo sonn ci xet bu bon te dañuy tiit balaa mu leen di indil ay gàllankoor ci seen wér-gu-yaram. Aminata Ba midi moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru bi ci réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur naka noonu internet yu King FM. fay nañ la Kumba Ba xibaaru bitim réew dañu koy doore ak réewum Afrique du Sud ak ay violence yu fa amoon la ko waral nag du leen dul boddantikoo ci xeet waaye fi mu ne nii tekkaaral amaat na fa. mu nekk nouvelle vague bu xénophobie ni nga ko waxee boddi konte ci wàllu xeet altine la fa tàmbali foofee ci Afrique du Sud dëkk ba nag min na jëf yu ni mel ndax migrant yu réew yi yu fekk baax ci réew yi Afrique yi ñoom ñoo nekkoon cible ba ca crise ya fa amoon atum 2008 jàpp 2015 gox ya nekk ca Johannesburg ak Pretoria ñoom nag dañu enflammé maanaam saxaar sa bëri woon na lool guddik dimanche jàpp altine xeexoo yaak pëccëxoo baak taali pënak yu ni mel ñu ne sax juróomi doomu aadama ñàkk nañ ca seeni bakkan ñaari téeméer ñu jàpp leen yóbbu te ci am na ay magasin yu ñuy lim ay téeméer yoo xam ne bi dañ
leen a lakk ba nu jeex situation ba nekkoon situation incontrôlable police ba xamatul woon fu muy teg tànkam kon barki démb kawoo moom moo amoon foofa ci centre ville bu Johannesburg kilifa ya nag ñoom jamono ji nanguñu kenn ku wax ci wàllu xénophobie ndax nee nañ day yokk jëye ya nee nañ daal mbirum criminalité lañ ko jàppee tension ya nag ni nga ko waxee joor fi mu toy nii am na ab calme dellu si waat na tuuti foofee ca dëkk ba. ci République Centrafrique moom seen ay daw làqu jamono ji sonn nañu lool waaye mujj nañoo dellu si waat fa nga xam ni mooy Centrafrique. gannaaw ba nga xamee ni jàmm ji seetlu nañ ne mu ngi dellu si waat nànk ca gox yu bëri gannaaw accord bi nga xam ne signé woon nañ ko foofee ca Khartoum ci weeru février atum 2019 bi nga xam ne ci la ñu nekk ba ngir nag jàmm delluwaat ci dëkk ba kon réfugié yi nga xam ne dawoon nañ làqu ji ci dëkk yi nga xam ne jege na kon Centrafrique ñoom ñoo dellu si waat indiwaat seen bopp kon ki leen ci gunge di Haut Conseil aux réfugiés di HCR mu nekk ouf de soulagement askan fi mu ne nii kon seen xel ak tàmbali naa dal donte ni am na ci ñu bëri ñoo xam ne bu ñu sukkandikoo ci ONU ñoom dawoon nañ bàyyi seeni kër ndax ginnaaw ba nga xamee ne ab coalition bi nga xam ne ay musulman ñoom ñoo ci ëppoon di ay jullit muy ex-Seleka ñoom ñëwoon nañ ci dëkk ba ci atum 2013 ba daal di fay wàccee ki nga xam ne moom moo fa nekkoon njiitu réew di François Bozizé boobu ba tey nag kon dëkk ba dafa dugg ci guerre civile boo xam ne ay groupe armé fu ne la ñuy juddoo di xeex ak ña fa yor wàllu kaaraange ga. ñu wax diggante Iran ak États-Unis kon France mi ngi def kéem kàttanam ngir fexe ba sauver accord bi doxoon ci diggante ñaari dëkk yooyu. njiital réew bu Iran kon moom dafa dàq lépp loo xam ne négociation la di waxtaan diggam ak réewu États-Unis yamu cax ndax dafa tëkku ne dina wàññi lépp loo xam ne engagement la bu mu jëloon ak réewu États-Unis ci ay accord ñeel wàllu nucléaire déclaration ya ki ko def di Hassan Rouhani mu ngi ko def ci jamono jo nga xam ne njiital réew bu France di Emmanuel Macron moom ca G7 ba mu ngi ci sommet bu G7 kon mu ngi doon proposé ngir ñu xoolaat naka la ñuy fexee ba dajalewaat njiital réewu Amérique Donald Trump ak bu Iran bii di Hassan Rouhani muy contexte boo xamante ne nii bu jafe la waaye réewum France noppiwul nee na du xàddi benn yoon ndax dina fexe ba sauver accord bi nga xam ne moom moo lëkkale Iran ak États-Unis kon tey fii la ñuy yem ci xibaar yi ñeel wàllu biti réew joor jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. mi ngi noonu kon gannaaw faram fàcceek xibaaru biti réew yi dañuy jàll ci pàcc bi nu jagleele xibaaru tàggat yaram yi Dissa Préra lañu ci àndal Dissa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Salim. xibaaru tàggat yaram di saa dañu koy doore ak wax lu soxal basket Sénégal nag bi ñaareel bi yoon muy génn ca coupe du monde ba ca Chine waaye ñaareel bi yoon muy tegle ay défaite. waaw ñaareel yoon muy génn ñaareel yoon muy tegle défaite bi yoon nag mu ngi am défaite am digganteem nag Australie mu nekkoon deuxième match bi Sénégal ñu door ko 81 ci 68 ci deuxième journée mondial basket bi nga xam ne mu ngi amee foofu ca Chine Moustapha Gueye di coach bi jàpp ne équipe bi donte sax am na lu mu jot a liggéey par rapport ak premier match bi waaye teewul dañoo ñàkk match bii nii deuxième défaite bi nag dafay tax ñi nga xam ne ñooy Lions yi ak équipe yi nga xam ne ñu perte seen deux match yëpp dañu gën a jege toog qualification waaye teewul ki nga xam ne mooy Moustapha Gueye di entraîneur Lions yi nga xam ne ñoo teewal foofu ca Chine jàpp na nekk troisième match bi nga xam ne moom la ñu war a jouer contre le Canada ñoom li ñu si bëgg mooy fexe gagné ko ndax au moins mën a jàll ci tour ba ca topp ñu déglu Moustapha Gueye ginnaaw ba ñu ñàkkee seen match bi seen diggante ak Australie. li tax match bi tey mu déwén nii mooy dañu ils se sont fait violence dans la compétition dafa am dureté dafa am parce que ñoom ñoo jël conscience que war nañu jouer autrement dans le training. waaye peu importe le nombre de joueurs xam nga match bu nekk ak réalité parce que il est important pour moi aussi de ma wàññi rotation yi pour mën a am cohésion dans le jeu parce que plus tu fais tourner plus il y a des dysfonctionnements donc loolu lañ doon éviter je pense que le match de basket c'était pas forcément nul maintenant benn match bi di ñëw kenn xamul yàlla xam la mooy xew mais ñun suñu problème mooy prestation on peut dire que on a fait une bonne prestation mais on a perdu. Moi je retiens le contenu mais le résultat aussi c'est une petite déception pour nous parce que on pouvait quand même en toute humilité avoir un bon résultat si bon voilà l'autre match c'est ci biir ñëw match qualification la parce que ñu ko jàppee ne tournoi période bi bu ñu dem fa il faut ñu am ndam donc dinañ def lépp lu ñu mën pour mën a gagner Canada pour mën a dem ci match classement yi am. mu ngoog Moustapha Gueye doon coach bi nga xam ne mooy entraîneur équipe nationale basket bi def mondial ba foofu ca Chine Dior.
ñu wax ba tey wàllu basket ak championnat bi dinañ koo tàmbaliwaat. le 14 septembre bi la ñu war a def reprise bi nga xam ne mooy reprise du championnat basket bu Sénégal loolu nag ñi ko xam ne mooy fédération sénégalaise de basket jaaree ko nekk ci ab communiqué ci fàttali nag dañoo ajandi woon compétition yooyee maanaam championnat bi ndax Sénégal doon organiser li nga xam ne mooy afro basket féminin 2019 ba sax mu mujj ñàkk ko ca final ba Dior Mbodj. ñu wax waxu football ak éliminatoire mondial 2022 dinañ daal di tàmbali jongante yi tey ji ci àllarba ji. waaw match qualificatif yi nga xam ne ñoo yitteel dëkku Afrique yi jëm ci mondial 2022 fële ca Qatar match yi nag dina tàmbali semaine bi 5 pays nag africain ci fàttali Dior ñu war a représenter continent africain bi foofu ca Qatar calendrier bi nag tey ni tëddee ci tour préliminaire yi aller ñu ngi ko war a jàpp du 2 au 10 septembre tey ji nag disons mercredi 4 septembre Burundi moo war a daje ak Tanzanie Éthiopie moom Lesotho lay jàkkaar lool Égypte moom ak contre ki nga xam ne mooy Namibie Guinée-Bissau moom Sao Tomé Principe muy ab dëkk bu nekk fële ca Afrique centrale la war a dajeel ci premier tour aller yi ci match qualificatif yi Dior Mbodj. ñu wax football ba tey ak transfert joueur bi di Mbaye Niang Anderlecht moom dafa jàpp ni yëf yi détournement la ko tuddee. waaw directeur sportif Anderlecht maire bu fëttul la def ki nga xam ne nag mooy Michael Vertussen jàpp na ne que ñi nga xam ne waa FC Bruges dañoo ko jaaree ginnaaw daal di sàcc joueur boobee signaloo ko seen club ba tax mu ngi maire ba fëtt jàpp na ne sax mbir mi du ko yemale fii ndax moom pare woon na sax équipe am moom ak Anderlecht pour jox signaler ki nga xam ne moom mooy attaquant sénégalais bi di Mbaye Diagne waaye mujjantal ga nee na sax Mbaye Diagne ba muy dem fële ci Bruges daanaka dafa laxatu bi muy jógee Turquie jaaree ko Londres boobu muy ñëw foofu ca Belgique Dior Mbodj fi la ñuy ndar keppee xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf di sa Préra ci faram fàcceek xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee waxtaanee lël nekk mbir moo xam si daanaka bu njëkk buñ fa dugalee gune ba mu génn rek dina fa yaroo waaye tamit daal di sàmmo ak sunu ay yelleef mbir la tamit moo xam si daanaka tàmbali naa nax saay Dior Mbodj am na ci lël bu mu doxantu ci Ndakaaru reportage. lël boo ko musaana dégg dañoo xarafal xale dugal leen néegu góor ab diir ngir am lu ñu def ci ñoom ba bu ñu génnee doon ay royuwaay moo tax Modou Faye Mbaye xam solo soosee ba at bu nekk day ànd ak ay tuutànk ci ab lël dikkaat na ci solo si mu am. dañuy def lël parce que gis nañ ne mooy tax nit dellu waaw li ñuy def ci ñoom pàcc bu njëkk bi mooy ngomaar ci ngomaar la ñuy xamee ni nit day am kilifa ku ko ñàkk nga lépp ñu ne wuy jur nga gën a war a mën a fonk ngomaar bi duñu jongagum mais dinañ def ci ñoom xam-xam boo xam ni dañ koy kaste jong bi ndax la ñu xamoon bu jong bi ñëwee rek dootuñ fàtte jong bi dootuñ fàtte njàng mi nga dëkk xale mu meloon nen génn ci lël bi ñëw na muy mel di nga xam fan la ko jële bu ñu nee lël nag nekkul rek olof moo ko moom waaye it nekk na pàcc bu am solo lool ci aada ak cosaan suñu mbokk soose yi moo tax ba Xaadim Soose jiite groupe Tambay at bu nekk di amal lu ni mel. dañ lay jàngal loo xam maam boo génnee si biti di nga jox say moom mag cër respect ak cër bu nga war a doxee si biir ñi ñeeg lépp dañ la koy jàngal si biir lël waaw dañ leen di jàngal woy yoo xam ne leen di yee fanka maanu le fanka maanu wo moo ko naa lu waa sooso man sa bali la maam nit da nga war a moytu lu ne si àddina loolu yëpp dañ la koy jàngal ñu ne sa baaxu yaay taxul ñu wax sa baaxu baay taxul ñu wax sa baaxu maam taxul ñu wax waaye na nga ko sóoraal loolu yëpp dañ la koy jàngal tamit xale yi fii la ñuy fanaan waaw fii la ñuy lekkee fii la ñuy naanee fii la ñuy defee lépp ñun ñi ñooy seen salbe Adama Dieng moom doomam ak sëtam la yóbbu ci lël boobule lu toll ab diir xale yaa ngi fa tey la fay soog a teg tànkam ndax am na xel mu dal ci fi ñu nekk. maa ngi bis soog a ñëw tey talaata lañ la ñëw ba léegi am naa ci xel mu dal ndax ñoom ñi ñëpp samay doom lañ te joxe naa sama doom joxe sama sët te xaw ma ñoo ko jox waaye boo defee ni ñëpp ni say doom lañ wóolu yàlla rek mën ngaa wóolu doomu aadama ñaar. bu njëkkoon lël nekkoon lu am solo lool ñu daan fa defar ay tuutànk waaye nag tey jii boo maywul mu naax saay ndaxte bari na ci borom kër yoo xam ni daanaka léegi bu seen doom juddoo ci hôpital ba lañ koy xarafal bala moo génn loole nag mën na dem ba tax mbir mu ñu mel naax saay. jaajëf Dior Mbodj ñu wax ci leneen ak Xaadim Seen ñu gën koo xam ci turu Billy. moom moomee sax li ñu ko gën a ràññee mooy série bi di Pod et Marichou ak la mu ca def waaye nag nee na du yem foofu ndax dina dellusiwaat te bu dikkee dina gën a wane boppam yooyu le kàddu Penda Badji la ko dénk ñu teewlu ko.
cib jëm mu xaw a ñuul am taxawaay boo ko gisee rek sa xel dem ci ni kii ab artiste la kookee mu ngi tudd Khadim Sène ñu gën koo xam ci turu Billy ginnaaw ab rôle bu mu ci incarné ci série bi di Pod et Marichou doon daw file ci yenn chaîne privée ci Sénégal. man rôle bi ma ci doon joué mooy Billy agent secret koo xamante ni bon peut-être day dimbali ñu bëri ci yenn situation yi alors ni mu demee nag mooy dañ ma toog ñu woo ma ne ma vraiment daw ñu bëggoon nga interpréter lu ñu benn rôle alors ma xool xam ne mën naa ko def alors ñu waxtaan ba déggoo ma ñëw liggéeyal leen et vraiment bi ma koy liggéey aussi dama ko tegoon rek ci cadre professionnel dinañ ma woowaat ma continuer waat rôle bi incha allah. mu jot a am nag a parcours bu riche lool ndaxte moom mile artiste bi jot naa joué ci ay séries yu bëri donte ni sax sénégalais yi xamee wuñ ko woon ci boobule aspect mu ciy dellu si. waaw jotoon naa liggéey ci yeneen film film cinéma waaw bu mel ni Bois d'Ébène liggéey naa ci aussi Sacre du Ceddo boo xamante ni ki ko bind mooy Aline Badara Bey am na yeneen aussi yu ma jot a liggéey parce que man yu bu njëkk xaw ma woon trop lu bari ci côté télé bi souvent dama doon liggéey lu ëpp ci côté scène bi parce que foofu laa gënoon a bëri lu may exercer mais quand même Pod et Marichou bi mu ñëwee mën naa ne ci la ma Sénégal xamee ci la Sénégal aussi xam que ni man yàgg naa ci mbir mi li gën a fës si yi ma njëkkoon def Bois d'Ébène ci la bokk. ginnaaw ba ñu nemmeekoo ni jamono yile production série télévisée yi dafa bëri loolu tax ba yenn acteurs yi yëkkati woon ay kaddu di xamle ni ñu bëri waruñu tëb rek daal di jouer lii di film sans pour autant ñu jàng ko loole nag bi li gis ni mënees naa ñàkk ndaxte mun na nekk ab don bu la yàlla jox. waaw bu dee pour nga jouer film man ci sama expérience mooy que ni mun nga bañ a jàng jouer film te di jouer film ndax lu tax ma wax la loolu mooy gis nga réalisateur bi nga xamante ni moom mooy def ay casting am xool personnage bi kan la koy jox kooku su ko neexee xool benn jaaykat bi nekk ci mbedd mi jël rôle boobu noonu jox ko parce que kooku la mu soxla ci nit ki kooku gis na ne kooku mën na boo nekkee comédien pour nga def cinéma lu facile la te luñ la jox di nga xam li la ciy xaar. donte ni nag duggam ci milieu showbiz bi yàggul lool ndax xale la ci jëmm ba noppi di xale ci at terewul bi li am yaakaar ni aaram bi dina ko jëmee fu kawe dem bay produire ci ay scènes yu mag sur le plan international. Penda Badji moom Billy moomee sax am na benn événement bu mag bu muy waajal. boobule événement nag nekk lu am solo mi ngi ko daal di duppee époque coloniale mu nekk nag pièce théâtre bu am solo boo xam ni fas yéene na koo daal di fësal di ci waxtaane rek daal parcours ab combattant mu nekk nag lu am solo loo xam ni dikkaat na ci ak leeral dañu koy déglu ak kàddu yu mu dénk Penda Badji. événement bi ñun ñu ngi joué benn spectacle bu tudd à l'époque benn histoire la boo xamante ni benn ancien combattant buy raconter vie wu ancien combattant alors loolu mu nekk benn spectacle boo xam ne dafay am comédie am aussi tamit drame am tamit ay messages yuñ ciy lancé mu nekk tamit sur forme théâtral boo xamante ni ñu ngi koy gën a xamee ci monothéâtre maanaam bokk mais benn nit la rek ci kaw scène bi di jouer pendant une heure de temps monothéâtre la et puis muy tracer histoire u anciens combattants yi ñu dégmal ko nag mu nekk loo xamante ni dañuy invité ñëpp ñu ñëw xool seetaan pièce bi nekk na pièce boo xamante ni bëgg nañu àdduna bi gis ko parce que war nañu mën a delloo njukkal anciens combattants yi mais aussi war nañu mën a tamit wane suñu ay valeurs yi nga xamante ni moom la ñu am def ay production yu am solo yoo xamante ni dinañ mën a woote grand théâtre bi nga xamante ni théâtre moo tax ñu def ko woote Sorano bi nga xamante ni théâtre moo tax ñu def ko nit ñi ñëw dugg ci salle yi commencé am culture ñëw seetaan ci spectacle. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi Billy keneen koo xam si tamit artiste la waaye musicienne la wane boppam bu baax a baax ca tugal te bàyyi ko fii nii ci réewum Sénégal moo di Marème Diop. moom moomee sax ci ak coloom wala sax na nga xam ni moom lay waye moo tax ba ñu ràññee ko lool foofee nga xam ni mooy réewum États-Unis daal fa la féete waaye nag di fa rek représenté li nga xam ne moo di réewum Sénégal Papa Madiakhate Sarr daal dina dajeeg moom gannaaw bi mu ñëwee woon fii ci King FM ñu déglu ko.
Every day you say I will make a better world. Life is not a fairy tale, no, not for boys and girls. You got to. look bu rockeuse bi baatu Amy Winehouse ak accent anglais bi mu am tax ba waykat sénégalaise bi di Mariam Diop doon ab artiste bu ràññeeku rawatina ak buy dox ci mbedd mi. nit ñi daal tuuti ñu accident si tala bi dañuy xool rek xam naa ne dañuy xool ndaxte mësuñu gis lu mel nii daf leen jaaxal ne kenn mën na xalaat pour def lii waaye man artiste la xam nga bëgguma affaire yu simple xam nga yeah I want to be original. musique américaine doon lu ko doon tette ca ba muy ndaw tax ba Mariam Diop mujj daal di wàll si ci wàllum way. dama dem Amérique ba ma nekkee woon 7 ans ba pare ma déglu ay son yu bëri foofu la fall in love with music xam nga may déglu ñoom Lauryn Hill Whitney Houston yooyu yëpp ma bëgg ko di jooy rek bu ma ko déggee rek di jooy rek ba pare ma koy imitate all the time nga xam nga after college ma decide ne damay dem si musique bi ndaxte daf ma doon woo rek. boobaak léegi moom artiste bi nga xam ne autodidacte la di bay waaram ci wàllu wi tey am mbëbët génnee album. am naa ay singles defoon naa EP année bu nekk si ginnaaw 2018 ba pare ma génnee ay ñaari single yooyu ba pare ma def benn project ak Shahid ak Dixa bu nekk Alien Zik dafa tudd fii mooy Sénégal génne gu ma album xam naa next year. donte it day yëngatu ci wàllum habillement ak design Mariam Diop way mooy li mu gën a faratal rawatina ak baatam bu neex bi nga xam ne daf koy yóbbu ci États-Unis d'Amérique ngir teewal réewam di Sénégal. Don't be tomorrow waiting, don't be tomorrow waiting, don't be tomorrow waiting, don't be tomorrow waiting. jaajëf Papa Madiakhate Sarr Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di fàttali ba noppet di leen gën a xamale que Birago Diop. moom bindkat la woon daanaka léeb yu bari moom milee daanaka moo ko bind Birago Diop moomee gu ca gën a siiw bokk na ci les contes d'Amadou Koumba moom nag mi ngi génn àdduna ñaar fan ak juróom ci weeru novembre atum 1989 ci Ndakaaru Fatou Sow moo ñu gën a xamleek moom. Mais alors que les jeunes écrivains antillais et africains choisissaient la poésie pour exprimer la recherche de leur identité, pour traduire le drame de l'assimilé, Birago Diop se situait dès le début de son œuvre littéraire au cœur du monde culturel africain. bindkat taalifkat médecin vétérinaire bi woon ku dugaloon loxoom itam ci courant littéraire bi di négritude conte traditionnel yi ak wàllum littérature africaine bi si mel ni conte d'Amadou Koumba moo gën a siiw sax ca la mu bindoon kookee mooy Birago Diop doomu Ismaïla Diop gi ak soxna Diawara Wokam la juddoo fa la yaroo itam mu jàngee fa alxuraan ak nasaraan ginnaaw loolu mu dem France yeggali fa ab njàngam ci wàllum médecine vétérinaire ca école nationale vétérinaire bu Toulouse mu am fa lijaasa ci wàllu woowu yamu ca ndax ci atum 1934 ginnaaw xamanteem ak naataango bindkatam di Léopold Sédar Senghor mu soobu ci mouvement négritude ba métier bi di vétérinaire u brousse liggéey na ko ci dëkk yu bari ci Afrique dëkk bu si mel ni Soudan Côte d'Ivoire Haute-Volta Mauritanie ca atum 1947 la fësal téerewam bu njëkk mu wéyal loolu ba njiitu réew ma woon tabb ko ambassadeur Sénégal Tunis ca atum 1960 jàpp 1963 ca atum 1964 mu daldi ubbi ab clinique vétérinaire ci Point E ci Ndakaaru Birago Diop boole na métier vétérinaire bind taalif ak dajale ay léeb di ko def téere mën nañ wax ndaanaan la ci wàll yile ci njeextalu atum 1930 la lëkkaloo ak ñi nekkoon te mouvement négritude ba ca Paris sax la composé téereem bi mu duppee les contes d'Amadou Koumba mu fësal ko ci atum 1947 muy xamle tradition orale yi foofee la wone xarañteeg bindkat ci les nouveaux contes d'Amadou Koumba ci atum 1958 Conte et la Vanne ci atum 1963 L'heure et lueur ci atum 1960 lépp di ay xeetu bindam ci ay inspiration wu africaine Birago Diop borom ñaari xar kanam yi lee médecin bi mu doon yëngu ak wàllum bind mu doonoon ku ràññeeku ci wàllu yooyu mu nekk royukaay ci ndawu écrivain yi lépp lu mu mës a bind desandi na fi te dina jariñ bépp génération. Dans les grandes nuits, dans leur chaude haleine, enterrer tous mes tourments vieillis.
jaajëf Fatou Sow doon defal kon tey nataalu Birago Diop Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ganu xibaar yi ñuy dalal Sabel Dieng. Sabel Dieng doom la ci Ndiouga Dieng bokk ci famille Dieng ñu ràññee leen lool fii ci Sénégal moom nag daal dina sikk waxtaan wu yaa ak Ndeye Mati Dieng ñu teewlu ko. Sabel Dieng ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. tey yow la ñuy dalal ci Midi Culture. di ci am contentement bu baax a baax a baax a baax a baax di nuyu waa auditeur King FM yëpp. ndax mën nañ xam kañ nga tàmbali di way. maa ngi commencé way il y a juste 3 ans yàggul ci laa commencé di way Yoff gi may yeewoo fa laa commencé di way mais nag ak sama frère Pama Dieng laa commencé aussi di way. Sabel lan moo la influencé ba nga dugg ci way est-ce que nekkul ne da nga bokk ci famille boo xamante ne ñëppay way rek yow tamit nga ne faaw nga way. c'est vrai que environnement boobu laa màggee na loo xamante ni dañ ko doon ñun ñëpp mais nag taxul woon sax ba tey ma xalaat di way même màggee ci environnement bi terewul woon ma nekk samay étude xalaatuma woon way daal mais xam naa passion bi dara boo ko doonoo day yomb mu nekk passion ci yow. di wayandoo ak sa ay mag ak sa ay rakk te ñëpp xam nañ ñi seen famille ñëpp ay ndaanaan lañ nga way seen kanam ndax lu yomb la. waaw yomb na nag yomb na yombul parce que nga nekk ci famille boo xamante ne aussi ay ndaanaan ñoo fa nekk tu n'as pas droit à l'erreur mais aussi nekk nañ ci famille boo xamante ne aussi ñun ku ci nekk da ngay daaneel sa morom parce que ku ci nekk am nga fenn foo xamante ni fort bu la yàlla may lool macha allah boo xamante ni da ngay daaneel sa morom donc yomb na yombul parce que aussi pour man tey ji ku nekk di épauler sa morom lool rek dafa neex dafa yomb. ñu bari dañuy xaar duo bi nga xamante ne yaakaar nañ ne doomu Ndiouga Dieng yi war nañ ko mën a def ndax loolu yéen a ngi ci di ci liggéey wala. bien sûr loolu moom xam naa Sénégal lañ ko yàkkamti moo tax ñun tamit ñu daal di koy denc di ci liggéey bu vraiment bu set ñoo ngi ci pour bis buñ ko defee rek gars yëpp kontaan ku seen yaakaar bañ a tas parce que ñoom ñëpp ñu ngi koy xaar. bu ñu dellusee ci carrière Sabel Dieng carrière solo fan nga ci toll. maa ngi génne déjà mercredi passé vidéo ñu wax ci waxtaani mbëggeel donc mu nekk benn morceau boo xamante ni c'est international foog naa bokk na ci samay projet parce que tey ji ñoo ngi studio di dugal di enregistrer ay morceaux international ay morceaux yoo xamante ni aussi dina neex suñu réew ci yu bëree mais aussi on vise à l'international am nañ fa ay projet yoo xamante ni xam naa ni bu yàggul dara bu sottee gars yi nañ ci xam dara incha allah. Sabel ndax mën nañ xam kan mooy sa référence ci musique. waaw sama référence nag ci musique sama papa la waaw parce que bëgg naa nekk ci musique bi ba tey ji li nga xamante ni moom la fi def mu rafet trop macha allah ba gars yi di ko wax ba tey ji sur le plan international sur le plan national aussi bëgg naa def li nga xamante ni moom la def wala ma romb ko. Sabel kon rédaction bu King FM ñoo ngi lay jaajëfal amoon mbégte dalal la tey ci Midi Culture ngay waykat. maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal auditeur King FM yëpp. di ko jaajëfal bu baax moom Ndeye Mati Dieng fanweeri simili ak benn moo toftal ci midi ñu dikk ak yéen ci li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. ci moomi jaamam di yàlla sunu borom da cee defi xàmmeekaay kon xar tamit bu bañee ni du xar du ko tax a doonum looy ku yow bu jéem a bëgg li nga doon teyit bëgg la nga doon bokk na ci du muuru bu dee ni jigéen nga yéenekaay yu bëri di nu xamal ni booba day fekk ni jàngewoo ca école institut Jeanne d'Arc bu Ndakaaru Vox Populi ne muuraay moom jàpp leen ni tere dan ko ca boobule établissement ubbil yéenekaay bi journal bi ne ba fii ministre de l'éducation di jëwriñ ci sàlloo wàllum njàng ak njàngale ci réewum Sénégal teey lay demee ca mbir ma ak bëgg sumb waxtaan ak kilifa yi jiite boobule l'observateur ne waxtaan woowee sax lu mën a nekk la ndax nag proviseur ba di wuyoo ci turu Réa Natal li mu xamle moo di école ba génnewul kenn dàqul kenn teyit toroxalul kenn dafa fekk ni rek ay charte lañu tekk xamal ko way juru élèves yi ba tax képp ku wàccoowul ak yooyu le dogal ñu ni la delluwaatal sa kër enquête yéenekaay gannaaw enquête bi mu def ca institut Sainte Jeanne d'Arc bu Ndakaaru li mu xamle moo di seen ubbi tekk l'école boobee tàmbali na ku pëccëxoo ak élèves yu ñu waxu ku ci muuruwul doo fi dugg taxit waajur yi ndongo ya fa nekk di tëbaka dal Le Quotidien ne coowul muuraay ca institut Sainte Jeanne d'Arc kay jibati na taxit ONG Jamra bu Mame Matar Gueye ba ci imam Kanté ne lu ëpp tuuru te mbir mi faaw ñu sàkk ci pexe pët sàqalewul mbaama ki noppam ubbil Le Quotidien yéenekaay bi ne dialogue national bi di woote waxtaan bi fi président Macky Sall sumboon ba fii demul cëng dikkul mbay laar boo jëlee lu ci mel ni parrainage bi ñuy tudd ci élection bokk moomeel di élection gox-goxaat yi nu dëgmal wax ja daanaka dañ koo yëkkati rek tegaat ko ci suuf journal bi yokku ci ne li gën a yeexal mbir métt bokk na ci waa kuje gi kenn xamul kan moo leen di jiite
jiite kii jiite réewum Sénégal di président Macky Sall bëgg-bëggam moo di askan wi fàtte coowul pétrole beeg gaz bi Mamadou Lamine Diallo moo ni gisee ubbi Les Échos ci biir journal bi mu cee xamle ni président Macky Sall noppi na ngir jébbal ñaari milliards ci xaalisu CFA ki nar a jiite opposition bi maanaam chef d'opposition bi ngir ñu teg ci suufu coowul pétrole beeg gaz bi njiitul tekki yokku ci ne moom président Macky Sall bés bu jéemee loolee itam dina ca wéet ba noppeet dina ko lajj ndax naka ñépp duñ ca ànd waa ji tëj wax ji ne nar lu jubadi ci coowul pétrole beeg gaz bi moo tax mu jébbal dossier bi procureur ndax nag ñépp bir na leen ni bu dee procureur ak procureur rek dara du ca leer source aane ñi bëgg pétrole beeg gaz bi leer kay ñoo di waa plateforme aar li ñu bokk ndax nag gaa ñi nee nañ fukki fan ak ñett ci weeru satumbar bii di ñëw dinaan amal doxum ñaxtu ci biir réewum Sénégal ba ci biti réew Babacar Thioye Ba ak i farandoom ne duñu bàyyi seenu xeex lu dul ni mbir mi dafa leer li leer kay Cheikh Bamba Dièye moo ko xëy becc ci xët wu njëkk Vox Populi ubbil yéenekaay bi njiitul FSDBJ ne am na ci mim réew ay nit yoo xam ne ñoo ngi jot ay milliards ci xaalisu CFA ci anam gu teguwul fenn te nag dara sabablu ko lu dul ni bëgg a xàllal président Macky Sall ba mu jot ci ñetteelu mandat te bu boobaa nag na biir ñëpp ni démocratie bi rek moo nar a nërmeelu ndax ñoom dinañ taxaw temm ngir lijjanti kooku moom li nu war a lijjanti moo di accident yu bëri yiy tegaloo yi am ci réewum Sénégal ubbil l'Observateur journalu Futurs Médias bi ne diggante weeru janvier jàpp weeru août atum 2019 lu tolloog ñeenti téeméer ak fanweeri doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci ay l'accident yuy am ci kaw tali bi te lépp nag bokk na ci lu koy waral tali yu bon lieutenant-colonel Pape Michel Diatta bu sapeur pompier ne bu weesoo looleet am na leneen luy andi accident yi ndax nag bëri na ay accident yu nii nemmeeku ba ay nit di ca ñàkk seen bakkan fa muy amee tali ya dara sikku ca Ousmane Sonko sikkati na doyen des juges ubbil Walf Quotidien njiitul Pastef ne doyen des juges da koo lànkal kayit gu koy may ngir mu seeti Adama Gaye mënu téye ca biir kaso bu Rëbës képp ku fa nekk jàpp leen ni moo ngay mel ni ku nuy mbugal te deewagul ubbil Les Échos Daouda Penda Ba nekk ab ancien détenu ca biir kaso bu Rëbës ne kitaabu na ni nekk ca biir kaso bu Rëbës dellu nekk ci mbuumu ko jàmm moo ko gën a sedd mi ngi noonu Serigne Saliou Seck moo leen doon jukki li ci yéenekaay yi kon Serigne Saliou wàllu musique la ñuy daal di tàggatoo. mi ngi noonu kon musique la ñuy jeexalee jotaayu Midi Culture tey ñu leen di digtal woyu daara ji famille bi ñu duppee ndànk woy la woo xam si tamit dañ koo génne woon ngir di ñaawlu l'accident yu bëri am ci kaw tali bi mai 2016 la génnoon ñu teewlu. tali bi kàkk la automobile di foo kaay tali bi bëri na ñu bu sa laay ndam ci décoraay. code de la route bi nga sacrifié magani sa loxo yaa ngi encaissé yàpp ba mu fees oto bi xolo fii rétro bi yow doo nandite yaa ngi doublé danger bu clignoté dawaloo benn yoon yaa ngi jalgate dëgg-dëgg xamuloo luy sécurité xanaa da nga bëgg a xaru yaa ngi njëkkante de yaa ngi benn grillage bi de musiba de xarak mbaam di fa jàll am buti bi de oto bi de fan la mujjee lan la ci de ay bëgg na ko de mi ngi noonu kon mbokk yi foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture yama itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj di la jaajëfal Serigne Saliou Seck di jaajëfal mboolem ñi ñu doon bàyyi xel ci 99.4